voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak El Hadj Malick Ndiaye bi ñu dénk wàllu communication ci wàllu Pastef chargé de com ci wàllu Pastef muy parti bi nga xamee ne ki ko jiite moo di Ousmane Sonko ku yore communication nag ci mbir da nga war a xam la ca kaw la ca suuf ak yëf yi na muy doxee alors El Hadj Malick su ma la romboon ci mbedd mi ne la yaay kan ci Sénégal loo may tontu. waaw jërëjëf Hadj Malick Maodo sama turandoo sama sëriñ di nuyu d'abord waa kër gi tàmbalee ko ci directeur général bi Baye Omar Gueye ak mboolem ñu fi nekk ñëpp. di nuyu sama turandoo El Hadj Malick Ndiaye tamit. waaw El Hadj Malick Ndiaye day benn ndaw Sénégal la. jugee ca mën naa ne gottub Jolof ba maa ngi bokk Daara Jolof. nekk ci département de Linguère. di profito ci occasion bi di nuyu tund Jolof yëpp rek. jiital leen ci ginnaaw bi mu nuyoo waa Sénégal. jàngee foofu tamit ci wàllu école arabe école primaire ak yu ni mel. waaye maa ngi amee bac lycée Limamoulaye laataa ma def samay ay études supérieures. Géejawaay liggéey ci privé bi waaw Géejawaay nekk liggéey ci privé bi depuis boobu nag waaye tamit ci wàllum politique. am nañ tuuti jaar-jaar ak ku ñuy wax professeur Ibrahima Fall depuis 2011. nga xam ne candidat la woon ci élection 2012 yi. nekkoon ak moom nag 2015 ñu ñëw dugg ci Pastef yàlla def ñu yor ci wàllu communication bi boobu ba léegi donc mën naa ne. en résumé Malick Ndiaye sénégalais la. nekk un pur produit du Sénégal. d'accord voilà El Hadj Malick xam nga Pastef moom daanaka parti la boo xam ne bii fi ñu toll nii. lu def waxu te lu ay du jàmbat fi mu toll nii moom coow li ñu Sénégal gépp ko bokk waaye yéen defe naa ne kenn gën leen cee taq waaw léegi démb wala gouvernement bi def na ni mu aada woo daan def di jànloog taskatu xabaar yi am na nag lu fa génn Sidiki Kaba li ñu wax nag xel man na ko war a nangu nag nañ bàyyi yëf yi mu déroulé danañ ubbee ay enquête fi yëf yi war a mën a leere mu leeral force occulte yi nag ci boo déggee wolof am na fu ñu ko féetale waaw ca yëf yaag nañu waxee que gouvernement bi yoonam néewu ci ban jàngat nga ci am. waaw xam nga Hadj Maodo laataa loolu ñun wax dëgg yàlla Pastef bu ñuy juddoo ba léegi lu ne tam nañ ñu ko comme ni ñu koy waxee. ah bon. waaw ndax yàlla dafa dogal ñi ñëw indi wenn doxalin ci politique woo xamante ne nii xëy na tàmmuñ ko woon di ko gis Sénégal mooy di duut baaraam fi nga xamante ne nii foofu la yëf yi nekkee te suñu koy wax dëgg rek lal ko. njëriñu Sénégal rek lal ko. sans embâche. duñ ci nekk di def li ñuy wax tourner autour du pot maanaam di bayal di wër-wëral wala di layam-layami comme ni ñu koy faral di waxee léegi. dañ koy wax mu leer jaar ci digg ba. ginnaaw politique bu ni mel lañ indi. fas yéenaa wax Sénégalais yi naka lañ yoree suñu réew ci anam yu baax yeeg ci anam yu bon yi donte anam yu bon yee ëpp te fukki yoon. loolu nag. du neex ñi nga xamante ne nii ñoo yor réew mi waaye du neex ñi nga xamante ne nii aussi yoruñu réew mi waaye ñi yor réew mi ni ñuy doxalee arrangé na leen ëllëg ñoom bu ñu yoree réew mi loolu nag day tax ba yow xëy na duñ la gaaw a adopté moo tax gis ngeen ca njëlbeen nga ñu doon wax ay salafiste lañ ay wahabit lañ yow xam nga ne man a yow ñoo bokk pas-pas. waaw ci lu wér. waa Tiwaawoon lañ. waaw ak ñeneen ñu nekk ci biir parti bi doon nañ fi wax Ousmane Sonko rebelle doon nañ fi wax lu nekk jiiñ nañ ñu ko fi dem nañ man ñun dañ koy faral di tooñ di wax sax ne xëy na Ousmane Sonko wasin na rek lañ déggagul. léegi nag loolu bi coow li amee yaakaar naa ne gouvernement bi li mu def mooy li mu yàgg di def. mooy lan bu mbir amee au lieu nga jàkkaarloog sénégalais yi wax ak ñoom dëgg wax li xew ci mbir moom ak li ko waral duñu ko def tubaab yi la ñuy waxal dañoo organiser seen communication. mais soo xoolee tubaab yi lañ doon jéem a rassurer. c'est-à-dire ministre de l'intérieur bi mu njëkkee génn di wax waxu force occulte tubaab yi la doon rassurer ndax discours ba mu def ca français ak la mu wax ci wolof bokkul ba muy wax ci wolof moom da doon neexal sénégalais yi waaye ba muy wax ci français tubaab yi la doon rassurer di agiter ay questions force occulte ak yooyu ñun li ñu yàgg wax dafa leer ñun ci réew mi lañ juddoo màggee fi. dëkk fi jàngee fi choisir mën fee liggéey donte amoon nañu opportunité xëy na dem bitim réew wala dem feneen
ñun bu Sénégal di tàkk amul fenn fu ñu mën a daw ndax amul beneen nationalité ñoom ñoo ko am ñun ndax ñun dinañ dem di lëkkaloo koo xam ne dina taal Sénégal la moo ñu ci jariñ après force occulte yi xëy na mooy ñi nga xam ne Sénégal ginnaaw ba mu amee indépendance plus de 60 ans maanaam 61 ans mënul dem fenn te Sénégal ñàkkul dara ñi ŋànk Sénégal di ko ŋacc askan bi di torox ñooñu waxuma la force occulte waaye ñooñu force avérée la boo xamante ne nii ñi ngi leen di tëg bët saa su rekk ñooñu nag ñoom la ñuy xeex mooy maanaam ñi nekk ci nguur gi ñoom nag nekk nañ fi doon jaay doole ba xëy na ci 8 mars bii nii ñi daj lu mburu daju ci taal yëf yi métti leen lool am na ñenn si ñoom sax ñu taxaw ñu ne dañoo bett mbéj ñu bettuñ leen dañoo jàppoon di toroxal askan wi di toroxal askan wi di toroxal askan wi yaakaar ne ñoo yor doole ji askan wi xëy rek benn lancement bu ndaw ne leen yam leen doole ji ñi ñoo ko yore te nii lañ bëgg ngeen doxalee réew mi. d'accord nañ ci loolu lépp loolu jàll na bi loolu jàllee nag ci point de presse bii gars yi def barki démb Sidiki Kaba kay dégg nga li mu wax nee na danañ ubbi benn buntu enquête su ko defee li ci war a mën a leer ci mais dafa faxas deru gouvernement bi parce que ñoom pour moom manifestation yi amoon bon xëy na le fait de ne pas déférer ki convocation wala boog tardivement wala yéex a dem geeg yooyu ñoom bokk na ci seen ay argument yu ñuy faral di yëkkati ne affaire bi kii am na koo xam ne ki sax toog na fii ci jano bi bokk ci APR nee na kii woote Ousmane Sonko ci discours am bi mu def ba xale yi génn pratiquement combat mortel boobu wala mortel combat xam nga nu ko duppee ci loolu lépp kàddu la ci biir alors ce qui fait que donc ñoom jàpp nañu ne daal seetu leen ci daal. waa xam nga ñoom encore une fois li ma yàgg di wax rek mbir bu amee dañu waroon a ñëw wax sénégalais yi lu leer nañ mbirum complot bi waroon nañ ci wax. complot ñoo comploté. ah bon nañ leen sanctionné ndax ñi comploté ñoo taal réew mi ndax ba yëf yi tàmbalee ba léegi lépp luñ fi wax lu muy wone mooy mbir mi kat politique dong nga ko lal xëy na nag yëf yi ñoom dem na ba ëpp leen doole waaye tey jii nii dafa am lu am solo su ngeen fàttalikoo ci jamonoy pétrole bi ñuy coow Alioune Sall ak yooyu nguur gi génnoon na def mémorandum ragg deru Alioune Sall ñoom ragg ci seen der ba mu set wecc ne maanaam defuñu dara defaat lu ni mel adressé wu population internationale communauté internationale bi encore une fois bii tamit bi mu amee journalistes yi fa nekkoon sax ñoo ko doon posé parce que man seetaan naa ko ne ko ñun li ñu gis mooy tey benn avocat moo taxaw di ragg deru gouvernement bi di ragg deru xëy na force de l'ordre yeeg ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu nag ba pare orienté yëf yi nag jëmale ko ci Ousmane Sonko ak ñi mu àndal loolu tàmm nañ ko ci nguur gi tàmmuñu di wax dëgg. pour yow c'est une communication orientée quoi parce que. c'est une communication non seulement orientée mais tendancieuse c'est-à-dire que dañu tàmmul di wax dëgg askan wi li ñu tàmm mooy jéem a boo xoolee démb nguur gi la ñu doon raggaat defaraat xar kanamam par rapport ak communauté internationale parce que li am Sénégal. ak li ñu wone vidéo yi wone ko mii ay ñaawteef xam nañ ne communauté internationale bi yépp Sénégal da leen bett ne lu mel nii naka la fa mën a amee ndax seen mémorandum boobu ñuy wax ne dañuy def après commission d'enquête mouvement M2D génn na wax ci te dinañ def mémorandum aussi mais li ñu wax mooy ba commission d'enquête bi naka lay demee bu fekkente ne yow yaay juge et partie parce que Sidiki Kaba moom condamné na opposition bi ragg deru gouvernement bi ba pare ne dañuy def enquête. donc yow li nga bëgg mooy cela donc il a déjà pris parti. mais yàgg na dafa leer moom kay li mu wax dafa leer daf ne gars yi li ñu jël yëpp toor bi yëpp bëgg ko teg gouvernement bi amul. am na nag loo xam ne saa su ne ñu ngi koy taafantaloo président Ousmane Sonko dafa bañ a wuy ji est-ce que këram lañ ko fekk jël si ko fekk suñ ko këram jël si ko daa jóg di dem ngir jàkkaarloog juge bi nañu wax ñoom. lan moo tax nangu wuñ woon mu yegg ci juge Mamadou Seck ndax bi Ousmane Sonko jógee këram di dem laataa mu yegg am na lu xew ci diggante juge Mamadou Seck ak ñoom. ah bon. waaw xam nañ ne bu ñëwoon dañ koy déglu bàyyi ko mu ñibbi fekk na boobu juge Mamadou Seck moom ma ngay delloo dossier bi ñoom ñoo créé système blocage bi du kenn ñëpp gis nañ préfet bi mu taxaw ci digg bi di joxe ay ordre ñu bloqué.
fexe ba créer beneen situation daal ne waa léegi sax nag demul tribunal dañ koy yóbbu gendarmerie parce que trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation interdite. D'abord il y avait pas une demande de manifestation donc manifestation amul woon benn ñaar ku nekk ci sa biir oto nooy participer ci trouble parce que boobu ñoom seen pexe ba ñu bëggoon tribunal sottiwul ñu orienté ko ñoom ñoo bëggul woon président Ousmane Sonko yegg moo tax nag ñiy wër di wax naan ay daa bañoon a wuy ji waaye ki nga xam ne la veille dangaa def déclaration ni suba dinaa dem loolu kay xanaa leer na. waaw mais est-ce que xëy di dem ñu ne la doo yegg. mais est-ce que Ousmane Sonko tam ci discours am jàggoo ci baat buy wuri na génn leen. Ousmane Sonko def na. même si c'est indirectement. Ousmane amul ay indirectement moo tax xam nga sànq ca njëlbéen wax nee naa la ñun lu ñuy wax dañ koy wax mu leer Ousmane Sonko la mu wax loolu la sénégalais yu bëri wax daf ne li nga xam ne mooy constitution wu Sénégal dafa may sénégalais bu ne face à l'oppression maanaam bu ñu la bëggee faagaagal toroxal la ci anam yu dul noonu war ngaa mën a fippu résister loolu constitution Sénégal ak wax Ousmane Sonko ne man damay jël droit boobu constitution jox ma dinaa résister bañu ma wuy ji bañu ma procès am bañu ma dara waaye ci anam yu ñu ko bëgg a doxalee duñu ko nangu te loolu sénégalais yi xam nañ ne yàggul dara gis nañ niñ fi salfaañee yoon bu ñu demee ba sénégalais yi amatuñ benn kóolute ci yoon loolu mooy njëkk a tasub dëkk ndax bu ñu waxee ne dafa am justice ci dëkk ñun ñu def ay ñu yàgg leen ko wax yàgg leen alerter ne leen justice bi ak assemblée bi ni ko exécutif bi téye maanaam ni ko Macky Sall téye di ci def lu ko neex dinañ dem ba mu yàgg li anglais di wax no justice no peace maanaam fu yoon amul jàmm du fa am looloo nar a dab Sénégal dem nañ ba Sénégal yi léegi wóolootuñu justice li ci gën a garaaw di ñëw mooy dem nañ ba Sénégal yi di démystifier maanaam suñu ay forces de l'ordre ak yenn institution ci nomenclature force de l'ordre yoo xamante ne nii Sénégalais yi dañ leen wegoon am fu ñu leen teg mooy maanaam ni ñuy utiliser DIC gis nañ ñu ñu jàppee suñu ay ñoñ ci anam yoo xam ne agent DIC yi koy def sax da ngay xam ne ils sont mal à l'aise parce que tout simplement ministre de l'intérieur moo bëgg lii gis nga ñii fi nekk nii li ñu yàq ci réew mi maanaam ressources naturelles yeeg suñu koom geeg suñu yooyu moo ci gën a ndaw mais gis laay li ñuy wax république. oui mais pourquoi ñoom ils sont nee nañ APR alliance pour la république mais alliance ACR la ñu waroon wax alliance contre la république parce que li ñu yàq ci pilier maanaam ci li nga xamante ne ni mooy gis laayu république moo bëri ci institution yi mais écoute Malick yéen seen problème mooy li leen waa APR tamit di reprocher comme ku mel Abdou Mbow toog na fi wax ko souvent da ngeen di génne ay mots yoo xam ne nee na du ngeen am benn preuve accuser pour accuser bon ñoom loolu lañ gis 94 milliards yi ana fu mujj nee na def nañ enquête parlementaire ñoom moom moo ko xam fii dimanche bi passé moo fi doon jaar waa APR koo ci laaj danaan la Sonko li mu lay wax yépp amul justificatif qu'est-ce que cela veut dire quoi kon du ngeen bàyyi li ngeen di wax kon waa léegi 94 milliards yi bu fekkente ne Sonko amul justificatif du ñu ubbi procès bi leeral ko amul justificatif ñu jàpp tëj boobu kay gënoon a yomb jor wóor complot waaye lan lañ def déglul de of nag def enquête am ba mu leer teg ci table procureur nangu wuccee yéey nangu wuccee yàbbi Seydou Ndiaye Jaxate ci boppam ne ko dossier baa ngi ci sa table ñëpp gis ko dégg lu tax rapport of nag boobu bu ñu ko génnee yuuxu jib fu ñu ko foogeewul man maa la ko wax tey ah bon lu leer laa lay wax moo tax ñi gaawtu def ko non lieu yow nga yaakaar ne bu Sénégalais yi déglu xam na ne bés bu Ousmane Sonko waxoon loo xam ne amu ci preuve rawatina ci dossier 94 milliards duñ ko raté. foofu lañ koy jàppee da nga jàpp taf ñu dem ko procès kon. dañ koy def mais fast track bi ñu defoon ni bëggoon ko jàpp taxañ tëj ak ñi ñu defoon Khalifa ak ñi ñu defoon kon nu ko raw lañ koy def waaye dossier 94 milliards c'est du béton papier noir sur blanc. of nag ba mu ci defee enquête daa gis ne yëf yi romb na Mamour Diallo ñoom li tax ñi téye dossier bi nanguwuñ ko génnee. xam nañu ko bu baax a baax. ba pare nag. mais Sénégalais yi. oui. léegi dossier 94 milliards boobu jaratul ngeen ci sonn ndax def nañ ko non lieu maanaam existé tul. waa léegi dama ne. waa léegi kam moo am intérêt pour dossier bi bañ a existé ti Pastef wala nguur gi du Pastef parce que ñun ñoo sulli yëf yi
ñun dinañ sulli loo xamante ne nii. maanaam yéen a génne coow li. ñun ñoo ko génne teg ay preuve mëne suñu enquête ne leen ca place sàngam ña nga fay def ay looxoor yoo xam ne dina ñàkkloo askanu Sénégal 94 milliards dem leen ngeen saytu ko daal di jël plainte bi dépose teg ko ci taabalu OFNAC taabalu IGE taabalu procureur génn nii amuñu droit déposer d'abord ne président Pastef ne ñu ñëwaat di taafantala naa Ousmane Sonko amul droit déposer en tant que député yu kenn xamul. waa léegi li ëpp solo mooy dénoncer nañ ubbi enquête OFNAC mëne enquête am teg rapport bi nañ génne rapport. enquête mais y a une enquête parlementaire qui a été déjà effectuée. Mais ñoom ñoo ko wax di. ma ne. député yi dem xool nee nañ gisuñu lu jar wax. Bassirou Gueye nu muy yàkkamtee ci dossier politique yi. nee naa la 94 milliards yi bu doon dossier bu existé wul la maanaam bu doon Ousmane lam ca wax amul kon Bassirou Gueye du ko raté. kon du xaar sax OFNAC. ah bon kon convoqué na ko bu yàgg fi gis. waaye lan moo am mooy yëf yi dañ ko bëggoon a teg ci suuf may wax ne askanu Sénégal seen 94 milliards moom na sax na parce que nee nañ existé tul justice boobu nag nga xam ne. ñun waxuñu ko ñu bokk ci biir justice bi ci boppam ñoo génn di ko wax gis nañ fi juge Amidou Dème gis nañ fi UMS ñoom Téliko et tout ñun Pastef dañ ne su fekkente ne ñii dañoo bëgg réew mi dox jaar ci yoon soo ñëwee la ngay njëkk a def mooy assise de la justice nga woo waa justice ne leen proposer leen ñu lan ngeen xalaat ne moo mën a tax ngeen def seen liggéey ci anam ya mu waree sans pression aucune. bu justice waxee ne lii ak lii la dañu war a couper cordon ombilical entre exécutif ak justice ñu def ko su boobaa xam nga lan lay jur dootuñ fi nekkati kii naan man maa jël sama conc li teg ci dossier kii naan am na ñoo xam ne bu ma leen jàppee réew mi tàkk nangam sàngam déedéet justice mooy am liberté di def liggéeyam dootuñ fi nekkati naan Macky Sall moo tëj lu diw moo nekk ci ginnaaw diw ndax day leer ku justice woo dañuy xam ne justice moo la woo parce que da ngaa def. wala défaut di nga setal sa bopp loolu mooy tax am réew am jàmm waaye justice boo xamante ne nii exécutif bi da koy phagocyté di ko utiliser mais kenn dootu ko wóolu effectivement waaye terewul ñàkk a wóolu bi terewul président Ousmane Sonko bi mu waxtaanee ak ay kilifa diine ak ay waa partem ak ay avocat am mu ni donte respecté wuñ yëf yi dinaa xëy wuy ji jóg génn këram di dem. ñu gis ni kat kii di dem nii fa mu jëm juge ba fa nekk bu fa demee tamit ñoom lañ bëgg ca juge ba duñu ko am ñu bloqué ko créer beneen situation léegi ñëwaat fii di jéem a woote ay appel à l'insurrection di jéem a wax ay di stigmatiser ay affaire ethnicisation c'est-à-dire que lu ci nekk ñu ngi koy génne benn jàngat laa ciy am. mooy ban ci alerte sénégalais yi mooy gis nga ñii sauver seen bopp képp. jaral na leen taal réew mi yëf yi jaxasoo. te ñun jaraluñu ko gis nga ku déglu président Ousmane Sonko def ni Sénégalais yi. oui. bu kenn naan nan dem déloger Macky Sall génn ko palais bi nañ ko bàyyi mu yeggali ndax la dal Mali bugguñu mu dal ñu la dal yeneen réew bugguñu dal ñu mooy lan Sénégalais yi xeex ba ca cëppaandaw ga benn armée ñëw jël pouvoir ba. ñi teg fa ku leen neex am nu ñuy doxalee ba li dal Mali dal ñu bëgguñu ko ci mim réew parce que ñun nag dañoo bëgg suñu Sénégal. te pourtant kii fi nekk tey ñëpp gis nañ ko vidéo moo doon wax Abdoulaye Wade s'il recule pas on va aller le déloger au palais maanaam dañuy dem génn ko ci palais bi Ousmane Sonko déedéet Macky Sall moom bàyyi leen ko mu yeggali ba 2024 mu dem. waaw dama ne. yéen da ngeen a rëccagul sax ci justice fi ñu toll nii yéen rëccagu leen di. justice bi am ci réew mi. yow moo dafay rëccoo ci justice de. non mais parce que defuma dara man. kenn non loolu nga jàpp. man bu ma wala ñoo dee. ku deful rek la. amul problème waaye su ma xëyee suba fii buñ la bëggee faagaagal ma xëy suba fii ne Maodo Faye nangam. ay sos la loolu man. ay sos. mais man. waaye danaa déposer plainte justice dina la woo. ndax duñ la jaay doole tëj. non mais est-ce que buñ ma sosalee su ma demee sos yi ñu xam ne dara amu ci duñ ma bàyyi ma dem sama yoon. loolooy wax ji. loolu mooy justice boo xam ne. waaw wóolu nañu ko. waaw d'accord mais gis nga
y a la fabrication de preuves c'est-à-dire que boo gis nga manque de confiance bu xasee ba am maanaam ñàkk kóolute bu xasee ba am rek amul dara loo xamante ne nii mën nañ koo écarter encore une fois li ëpp solo mooy ñii jàngat bi ñu waroon am ci yëf yi. mooy mais tax doo tontu ci li ma la wax ne la ba léegi rëccagu leen parce que affaire Adji Sarr bi fi mu toll nii twist la goo xam ne gi bët setagul beneen bi ci tegu gars yi nee nañ da ngeen dem procédé. loolu laa yaakaar boobu. loolu laa yaakaar. président Ousmane Sonko daf ne procès bi nu mu gën a gaawee gën a baax ndax ñun dañoo yónni ba pare yàkkamti ñu askanu Sénégal daf ñu yónni yàkkamti ñu ku ñu yónni yàkkamti la nag doo bëgg dara lu lay tardé. xëy na question viol bi daal xam na ne nekkatul mais bon. non loolu sénégalais xam na ne complot la. non bu lépp xam nañ ko. c'est-à-dire que non viol bi laa wax de wax ma complot. dama ne waaw mais plainte bi lan la woon du viol. waaw léegi boo jàppee ne viol bi nekkatul kon plainte ba ana. non parce que non en fait ñoom sax dem nañ ba daanaka xaw nañ nangu lu demee parce que viol bon loolu beneen affaire la mais loolu damaa bëgg wax ne mais loolu doy waar nag. ci réew mi ñu toll moo tax ma ne la rëccagoo ci justice jigéen mën a xëy rek sosal nit ci anam yu ni mel mu nar a taal réew mi. mais ka la wax da ko sos. yow mii sax nangu nga ne amul. benn sénégalais bii dox fii. Oui. nga woo ko nga laaj ko mu ne la viol am na. c'est-à-dire que liggéey parce que liggéey ni lépp ko firndeel PV yeeg lépp ko firndeel gis nga loolu nekkatul débat bi ñoom léegi kay débat bi fan lañ ko yóbbu. force occulte terrorisme terme yooyu ñuy utiliser xam nga ñoom dañoo desee muus laa. est-ce que yaakaaroon leen ne gouvernement bi. dañoo desee muus xam mais nga lu tax est-ce que le li ñuy def gouvernement nii au contraire. oui bu ñu yaakaaree mooy tax ñi rassurer ay France ak communauté internationale au contraire dañuy gën a ragalloo nit ñi parce que ñoom saa yu ñu xëyee léegi ñi ngi naan terroriste wala occulte guerre entre ethnie stigmatisation. waaw mais Malick dama ne force occulte ci àdduna bi yëpp force occulte yaa ngi régner yaa ngi comprendre nit ñi di ko xeex seetaan nañ ci 4 avril bi bu yàggul dara ci benn télé kenn ci armée bi li mu wax dafa leer que ni mais armée bi mu ngi contrôler ñi ngi gérer bu baax parce que ñun yàlla def na nag am nañ armée force de l'ordre yu xarañ gis nga bu amee lu fi naka su dul noonu ñoom nañu def enquête leeral sénégalais yi loolu amul benn problème xam nga mooy ragal enquête koo xamante ne nii dangaa sa loxo dafa taq ci dara wala nga dugg ci leen waaye ñun mais force duñu mës a comploter mais écoute contre Sénégal d'accord ndax xam nga lu tax oui Sénégal la ñu am Sénégal la ñu juddoo màggee fi yaroo fi amuñu beneen nationalité bu ñu comploter Sénégal ñu nasax ko fan lañ daw jëm. mais léegi kan moo la wax ne gouvernement bi ak seen renseignements généraux yi mënuñoo xam lu ngeen xamul. wala ñu yëg lu ngeen yëgul bu ñoom ñoo war a xam sax lu ñu xamul nag. waaw mais kon kay bu ñu waxee force occulte. non déggoo li ma kon kay bu leen ko weddi. dama ne encore une fois loolu ça n'a jamais été un sujet tabou Sénégal bañ fi dalee wax ba léegi ay mbirum xeexu terrorisme day am et c'est normal foog ñu aar sénégalais yi di xeex terrorisme waaye ci dossier bii nii ñu bëgg cee profito parce que tamit nag lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ca ngoro ga ca njëlbeen ka ñu doon jéem a jiiñ ay wahhabite ay salafiste ay rebelle tey dossier bi am ñu bëgg ci génn di wax ay waxaat terrorisme di wax ay waxu yabal seen mercenaires yooyu ñi taxaw naan ay gis nañ ay rebelle yu dugg ci ay bis yan mercenaire mais seen mbokk yooyu yéen da ngeen war a sax liggéey nag pour génn leen ci journalisme bi donc parce que ñoo fi taxaw naan di stigmatiser aw askan te Sénégal loolu xamuñu ko fi moo dafay man bu ay xeexu bu amoon ci Sénégal nan laay def man sama soxna Haalpulaar dëkk Fuuta man ma nekk wolof dëkk Jolof Ousmane Sonko papaam nekk Joola yaayam nekk Bawol yaayam nekk Bawol di sëtu Rawaan Ngom Paal yaayam dëkk Njaayeen Pindaw Fuuta mère Ami Sow léegi moom fan lay far ci yaay ji wala ci papa ji man fan laay far samay doom fan la ñuy far ci man wala ci seen yaay loolu mënul am Sénégal gis nga ñiy tëb di wax loolu moo tax mën na la ñoom ngir sauver seen bopp jaral na leen jaxas réew mi jaxasoo ñu buruxlu daal di dem jël jox réew mi à des forces occultes wala jox réew mi ay armée yu ni mel moo tax ñuy wax fii Sénégal. li nga wax ni gouvernement moo la ko wax. dama ne ñoom ñoo fi agité ñoom ñooy jaxase ñun waxuñu fi ay waxu xeet
ay waxu waaso ay waxu diine bi Ousmane Sonko ñëwee ba léegi lañ fi wax ay waxu diine Sénégal politique bi daa woo fi dégg ñuy wax ay waxu diine pourquoi ñu fi war di wax ne kii diine bii la bokk kii tarixa bii la bokk et cetera ñen ñooy wax loolu ñun waxuñu ko. non mën nañ sujet comportement peut-être. non mais déggoo li ma la wax du question comportement xam nga la moo am solo ndax kii sénégalais la ndax jub na ndax bëgg na réew mi ndax Sénégal nag fol nañ fi catholique 95%. sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu sëñ Fàllu di ko jàppale donc li am solo du ndax kii waaso bii la bokk kii xeet bii la bokk kii religion bii la bokk kii tarixa bii la bokk ndax kii li ñu boole muy Sénégal ndax sénégalais la ndax bëgg na réew mi ndax làmboo na jikko yoo xam ne buñ ko joxee réew mi mën naa soppi nekkinu askan wi loolu mooy li ëpp solo yaakaar naa ci tànnum njiit ndax nag ñi fiy nekk di woote tarixa te xamuñu ban tarixa lañ bokk wala di jéem a wane ne ñoom ay sénégalais lañ ñoo yor réew mi yaakaar naa ne doxalin wi ñuy doxal moom kenn nawloowu leen. léegi Malick Ndiaye yow mi yore communication bu parti bu Ousmane Sonko gouvernement bi soppi na benn doxalin bu jëm ci emploi des jeunes gis nga ni activé secteur yu bëree bëri ñu bëri ñu ngi def ay réunion 300 nangam 80 milliards wut ay guichet dans les départements et tout ça nangam pour que ñu yokkaat lenn loo xam li 35 milliards encore 350 sax milliards gën a yokkaat daal yëf yi xëy na jeunesse bi am emploi peut-être xëy na génnu xale yi itam am na lecture yu ñu ci def et dégg nga chef de l'État li mu wax nee na dégg na message bi et tout ça ban lecture politique nga ci am. Haj Malick boo yoree réew yor ko juróom-ñeenti at. ba mu dese la ñaari at ak genn wàll ngay dooraa wax ne dégg naa leen yéen ndaw mi. pour yow c'est trop tard solution. pour yow c'est trop tard wala. loolu lenn rek lay mandargaal. lajj maanaam échec. non mais attends mais mën nañ non mais en politique c'est un processus. benn procédure. oui mais bon 9 ans. juróom-ñeenti at ci koo xam ne sax ay fukki at ak ñaar la ci juróom-ñeenti at yi. li faale woo li jënti woo leen ba juróom-ñeenti at bay dugg sa fukkeelu at ngay wax ne dégg naa leen di korkoraan di génne 350 milliards. non mais bul wax faale woo leen faale na jeunesse bi quand même. lan mooy problème bi. oui problème bi mooy te yàgg na leen alerte gis nga opposition président bu muus bëgg a defar réewam dafa war a jël opposition comme allié xam nga lu tax ndax moom moo lay wax ne sa bët bi suuf a ngi ci. moom moo lay wax sa gémmiñ xasaw na mais waroo nangu que ñu naan la yaa fi gën a rafet yaa fi gën a xeeñ parfum yaa fi gën a nàngam kese ngay teg nit gis nga bañ leen di wax ni da ngeen a am problème mu priorité la ngeen di leb ak budgetu Sénégal di ko dugal ci des projets pharaoniques dinañu dab ndax da ngeen a inverser priorité yi Sénégal am pàcc la soxla. Sénégal lekk bu doy lay gën a soxla Sénégal ndox mu walangaan la soxla Sénégal école bu baax la soxla Sénégal patriotisme économique bi permettre auto-entrepreneuriat am fi loolu moo mën a absorber demande d'emploi bi ma jox la ay misaal yu simple hôpital bu mucc ay bu mel ni ay Matlaboul Fawzeyni 10 milliards nga am ko équipé totalement. à 10 milliards. à 10 milliards maanaam 450 milliards 45 départements yëpp am hôpital bu mel noonu université waxaale wuñu ko xam nga fan laa jëm 1200 milliards yi ñu sakk ci terre bi dañ ci doon am hôpital ci département bu ne bu mucc ay am lépp scanner IRM lépp am ci ay université yu ndaw wala institut de formation professionnelle dans les 45 départements ci li terre bi kese laa wax de. yow da ngaa bëgg non dama lay wax pour yow priorité bi dafa am solo gis nga loolu bu ñu ko defoon def ay unité de transformation industrielle partout dans le pays damay jël Jolof gi ma dëkk nga xam ne cheptel bi fa la nekk maanaam njur gi am na mbay tamit am na commerce waaye jur gi litre meew yi ñu produire
nga yaakaar ne tey bu ñu investiroon foofu def fa benn unité de transformation industrielle wala benn usine bu mag boo xam ne dañu ne il paraît am na dafa nekk wala dafa ay usine de refroidissement lañ fa def maanaam loo xam ne day seddal meew mi pour meew mi bañ a way ak bañ a yàqu booy ñëw nga jaar jël sa siwo jënd 5 litres jàll Dakar balaa nga yegg si mu way loolu lañ fa def man Daara laa dëkk. xam nga li am solo mooy dañu waroon a wax ne fii ak at yu néew meew moom duñ ko jéggaaneeti dañuy tabax foofu usine bu mag boo xam ne dina defar meew dina defar beurre dina defar fromage dina defar nangam su boobaa tund Jolof kenn dootul ñàkk liggéey danañ fa def usine boo xam ne traitement peau waa ngaay dootuñ importer te ay peau Italie ak feneen der yi fii lañ koy traité dinañ fa def benn école de formation ay ingénieur agronome ñoo xam ne ci wàllu élevage ci wàllu nangam loolu mooy tax am réew mën a développer bu ko defee tund Jolof waxuma la ne dootuñu am ñàkk problème mu liggéey waaye duñ soxla di ñëw nooraani di ñëw Dakar lang fi Jolof af Dakar ñuy tàncaloo nga dem Kaolack def fa lu ni mel par rapport ak la fa am bassin arachidier ak géej bi ak yeneen nga dem ci waalo nga def ko nga dem gis nga loolu moom mooy tax nga am benn économie bu structurée bu dëgër boo xamante ne ni déjà da ngay régler problème mu exode rural bi maanaam nit ñi kenn bëggul toog ñëw Dakar di fi tàncaloo si ñoom ñu 90% askan wi ñëw Dakar toogoon fa nga xam ne fa lañ juddoo yaroo fa tekki fa moo leen gënal mais dañoo ñàkk pexe parce que dara amatu fa boo bëggee scanner sa bopp wala IRM sax da ngay obligé jël oto ñëw Dakar lépp loo bëgg da ngay ñëw Ndakaaru moo tax Dakar day fees nga naan léegi foog ma defaat autopont foog ma def TER foog ma def BRT parce que askan bi alors que da nga waroon a xalaat nan laay fexee man ba nit ñi génn Dakar. mais Diamniadio. mais Diamniadio ci Dakar la bokk di. waaw non d'accord non je veux dire mais non. premier problème. mais attends mais parce que dañoo décentraliser. wax ci Diamniadio bi. oui. problème bi mooy boo nee da ngay créer deuxième ville nga def ko ci même capitale bi région capitale bi. mais elle est vaste la capitale est vaste def ko ci maanaam sortie terrestre unique bu Dakar maanaam yoonu suuf bi nga mën a génnee Dakar képp muy Diamniadio pour yegg ci feneen bi des ci Sénégal nga ne da nga ko fay def ba pare. mais am na non attends dafa am autoroute dañoo tabax autoroute am ay voies de dégagement yu ñu fa def 2 voies yi yëpp foofu. Diamniadio léegi c'est comme xifa xafet. tabax nañ autoroute à péage. ak waaw mais waaye boo wàccee 5 heures jël autoroute à péage bi balaa nga yegg Diamniadio 20 heures jot la moo tax. xam nga man li may wax encore une fois dafa am solo xam nga lan moo am solo naka lañu war a def décentralisation du ay waxi kese ak i projet ki kese naka lañu war a def ba nit ñi des fa ñu dëkk gënal leen di ñëw Ndakaaru ndax ñëw Ndakaaru bi ñàkk pexe la te loolu munoo ne damay ñëw créer une ville nouvelle à Diamniadio mooy lan mooy ci même région bi nga xam ne fa la nit ñi di ñëw fa laay créer loo xam ne nee naa damay désengorger région boobu maanaam dama bëgg région boobu féex ba pare Diamniadio suuf si baaxul maanaam boo doon tabax tey ca biir Thiès wala Sandiara buñ ko fa doon def xëy na foo dépenser fukki dërëm ci Diamniadio foofu juróom benn wala juróom ñaari dërëm nga fay dépenser ndax suuf yi bokkut ban la et cetera yaa ngi gis ñu naan la fissure yi am ci immeuble yu bees yi ñu fa tabax ak yooyu parce que suuf sable argile la day gonfler day dund donc ba pare nga def ko ci diggante ñetti usine cimenterie ak usine u charbon ana pollution ba est-ce que yaa ngay sóoraale ñu fay dëkk parce que Sococim dafa nekk nii Dangote nekk nii Ciment du Sahel. mais y a une très grande distance nag wax dëgg yàlla nag. non gis nga environnement. loolu spécialiste environnement yi soo leen invité dinañ la ci wax lu leer. problème bi du question ay distance yaakaar ne distance bëri na Diamniadio ak Sococim sorewul Mbëbësëng ci genn wet gi usine centrale charbon baa ci genn wet gi Dangote a ngi Pout ak Diamniadio dafa sorewul donc encore une fois li may wax. mooy gis nga économie am réew soo koy yore doo tëb rek di tëb di dal. waaye seen contrôle taxaw nga ne man lii laa bëgg. programme lañ def de. gis nga bi muy wax nii ne pour emploi des jeunes dañuy def ay antennes régionales est-ce que xam nga ne ci suñu programme jot na bi ñu présenté woon Sénégalais 2012 loolu lañ fa proposé. même chose pour yow. ñun. 2012. loolu lañ proposé moo tax nee nañ leen programme jot bi nañ ko jël développé xam nga la moo ñu ëppal solo. Sénégal dox dañ leen plagier de même bu ñu plagier woon dañuy jàpp ne lu baax la xam nga la moo ñu amal solo programme bi ñu defar jàpp ne lii moo mën a defar Sénégal ku ko defar avant ñun
falillaahi alhamdu bu ñëwee day gën a yomb si ñun waaye waxuñ ne ñun kese ñoo ko war a defar déedéet gis nga li ñu bëgg mooy nañ jël programme jot na bi bu ñu bëggee sax nañ ñu convoqué ñi ñëw ñu expliquer leen ko ñu dérouler ko parce que boobu ñu nga leen ci wax fonds yi ñuy def ak naka parce que affaire bi du jël xaalis rek di jox ay deer ak nangam accompagnement la enquête yu sérieuse la xam ci gox bu ci nekk yan type d'entreprise lañ fa war a monter et cetera et cetera boo demee ci goxu Jolof nga ne da ngay monter entreprise boo xamante ne ni pour napp la du dem bokkuñ. déglu nga discours 4 avril bi. déglu naa ko. loo ci jàng. déglu naa ci bi mu paree laa ko dégluwaat waaye li ma ci jàngat mooy koo xamante ne ni déjà mbir mi njëkk mooy li xew ci réew mi ak fukk ak ñetti bakkan lu mu néew wadd ci des ci te xam nga fukk ak ñetti bakkan yi man am naa liste bi ay entre 12 ans la 15 ans 20 ans am na kenn ku ci am plus de 30 ans. yéen a tax ñu gars yi nee nañ yéen a de. ma ne gars yi nee nañ yéen a leen provoqué ah gars yi loolu la ñuy wax de. ñan ñoo doon tiré ay bal ñan ñoo jël ay nervi yi doo ci wax. non man nervi yi kay laaj naa la ko ne man kay ku ci bokk man kay nervi yi ku ko fa indi. xam nga nee naa léegi nervi yi fu mu dëkk tontu ma. posé nañ ci question. les nervi là mais la nervi yi ñan la. nervi yi day xam naa ne li nga xam ne Sénégalais gis nañ ko mooy ànd nañoo ak policiers yi di jàpp ay ndaw di dóor yaakaar naa ne. mën nañ nekk ay civil. bu fekkoon dama ne. des policiers civils am na. non nañ ko assumer bu ñu assumer ne ay policiers civils la ñu dooraa li jënti question boobu waaye ñoom nanguwuñ ko assumer xam nga encore une fois dañoo yàq ci slaayu république mais gis nga ci discours boobu la mu cay wax encore une fois mooy wane ak lajj ndax boo bàyyee ba mu dese la lu yées ñetti at ngay taxaw ne dégg naa leen léegi dinaa dem ci économie non ñaari discours man discours 4 avril bi laa la wax. waaw 4 avril. bële bi mu wax naan bon bu xale yi génnee après bi amee médiation génn na mais bëri démb la 4 avril ci lay waxaatee ay waxu jeunes yi ak. waaw mais waaw loolu emploi bi la continuité la. dama bëgg a wax ni loolu dafa wone ak lajj encore une fois. comment soo xoolee 4 avril yu njëkk yi daawuñ fi ñëw pour di dérouler ay programme déedéet dañ daan ñëw jaajëfal armée bi jaajëfal nation bi wax un peu ci ce qui a été réalisé. mais bii yoon ils ont senti le besoin de dérouler encore un programme dañ leen a yàgg a wax ca njëlbeen ga que plan Sénégal émergent bii ngeen teg du mujjee lu dul plan Sénégal endetté waaye tamit mënul développer Sénégal bi parce que dafa extraverti maanaam fa ngeen war a def moyens ya mi secteur primaire ci agriculture bi def ci les moyens nécessaires ba am une agriculture moderne une pêche moderne mais Malick un élevage moderne mais ma daaneel foofu rek su ngeen defee loolu ba pare deuxième pilier bi gën a important te ñoom joxuñu ko benn importance mooy le secteur secondaire maanaam industrialisation gis nga Hadj Malick tant que liy meññee ci suñum réew ñun mënuñu ko soppi ci suñum réew jëfandikoo ko jël la ca des ñu jaayi ko bitim réew mën naa laa wax ne fii ba téeméeri at dañu wéy di des ci guuta ndax loolu moo développé réew yépp man damay rus suma gisee ni nguur gi day puukare woo ni ren exporté nañ nangami tonne gerte nga exporté ko Chine. mais Malick doo ma déglu xam nga yow damay bañ gars yi di la déglu naan kii c'est un nihiliste. du ma nihiliste waaw mais yow li nga wax ni mooy lan yow 4 avril discours bi ñëpp déglu nañ ko. waaw Macky Sall mi ngi accéléré affaire yi ba wax sax day def ay conseils présidentiels yoo xam ne ci mois d'avril bi jàpp mois de mai balaa boobu ñu ubbi baral ko génnee taf xool nu ñu amee xaalis bi nga naan ay programme nag mais loolu bu ko def loolu kay baax na. mais lu ma yàgg dégg la depuis juróom-ñeenti at. waaw mais xam nga tamit nag man gis nga. non man nag yéen a ngi bëgg a jaaxal sama bopp. non ñun du ñu wax lu amul gis nga dañu wax ne dama lay jox benn exemple pour te dire que nihiliste gis nga programme yi di PUDC ay Promoville ak yeneen Puma ak yooyu ñun dañu jàpp ne loolu mooy programme yi baax yi mën a développer réew waaye programme yooyu as tuut lañ fa def. ndax moom moo féetewoo monde rural bi la ñu def ci ay terre 1200 milliards stade olympique plus de 150 milliards def ko ci ay dépenses pharaoniques
ak yeneen ak projet suñu ko defoon ci programme yooyu mooy ëppal njariñ askan wi encore une fois mais xam nga dafa am yu bari yu laxasu ci ginnaaw yow bu fekkente ne sa lépp ci lepp nga ko basé boo ko basé ki lay lebal moom dalay wax ne def ko ci secteur boo xamante ne nii man après samay société dinañ ci mën a ñëw liggéey banque mondiale ak ay FMI ak les institutions Bretton Woods ñoom danaa la déedéet gis nga social bi bu ci def xaalis parce que social bi du génne donc serreel ceinture salaire wu enseignant yi hôpital bi ak yu ni mel xoolal noo ko wàññee wala ngeen wax leen ñu serré ceinture investiral ci tali yi investiral ci train yi investiral ci nangam. su ko defee su boobaa. waaw gouvernement bi daa deful li ngay wax nii. ma ne. ku la wax def ko gouvernement bi nga am problème. defu ko xam nga dama ne def ko. ba léegi ay suñu ay doom yu bëri ci ay sàkket la ñuy toog di jàng ak ci ay basang ba léegi yaa ngi gis suñu ay yaay ak suñu ay bëjjan di wasin ci ay sareet. waaw mais abri provisoire yi c'est un objectif rek. gars yi dama ne. Sénégal 15 millions 16 millions sénégalais dong la képp rek ñàkkuñu dara ba dara boolu du ndox du géej du ay meññeef du ay ndaw yu nangoo liggéey du suuf su nangu du nawet bu baaxul lu nekk am nañu ko ba mu des ay njiit yu baax bu ñu amoon ay njiit yu baax yoo xam ne dañoo ñëw rek ngir liggéeyal askan wi te bañ a liggéeyal seen bopp mën naa ne fii ak fukki at benn sénégalais du soxlaati naan day génn di wuti feneen diaspora bi li ñu mën a indil Sénégal waxuma la ci jël xaalis rek di yónnee mais ci ay projet ci xam-xam ci encadrement diaspora bi ngeen di yëngal di yalwaan foofu xaalis jàmbur yi naan ay 125 millions dans quelques jours dem di def ay quêtes yoo xam ni. yow loolu da nga ko waroon rafetlu. mais entre loi non gars yi nee nañ baaxul. gars yi nee nañ gouvernement bi neen loolu. boo ma waxee APR fu mu jëlee xaalisam rek ma tontu la. fu ngeen jëlee seen xaalis. APR fu mu jëlee xaalisam. APR. waaw ah non man APR man ñoom gis ma la ñuy def ket. waaw non te dañoo bëri xaalis jënd ay siège presque 1 milliard jënd meeting ay 80 millions fan lañ ko jëlee. non gisuma leen ñu def ñaari meeting yi ñu def Fuuta moo ëpp ñun li ñu yalwaan comme yalwaan nga ko tuddee. ah yéen dem tàllal seen loxo yéen a ko wax ñun dañu ne. dimbali leen ma kay mooy dimbali leen ma Sénégal la ñuy liggéeyal déglu rek. waa léegi dimbali leen ma lu muy firi. dama ne dañu ne Sénégal dimbali waxuñu Sénégal yi dimbali leen ñu de. dimbali leen seen bopp xam nga lu tax. jàppale leen ma falu naa. ma ne Pastef du parti politique. Pastef moomeelu askan wi la. ndax dafay ñëw pour soppi nekkinu askan wi donc koy yorul nguur ndax Pastef moo fiy def ay programme yoo xam ne nit ñi dellu leen ca kaw ga ca suuf ngeen bay ñëpp jóg demaat bay. mais est-ce que xamul nawet bi nangu. est-ce que da ngeen a réer woon y a une loi qui interdit que des étrangers. Pastef yorul nguur. te Pastef mooy def saa yu don de sang saa yu deret manqué ci banque yi mu woote. ay militants am dem maye ba banques yi fees yorul nguur moo fi organisé ndax Covid am na muy distribuer encore liñ gis nga li. non Covid Malick Covid bi ñëpp ci jàpp. waaw non ñëpp ci jàpp waaye dama lay wax parce que ñu ci jàppee man. mais yéen comme yeneen parti politique yi jàpp nañ ci xam nga lu tax. waaw dañoo jël ne def nañ ci 1000 milliards ba léegi ñun xamuñu 1000 milliards yi naka lañ ko defee 65 milliards ceeb ak dawlin ba léegi nanguwuñoo leeral askan wi naka lañ ko defee. mais yéenay kan ba leen jox compte rendu. ñun non d'accord non mais nga xam ne ñooy fay impôt. mais d'accord mais vous formez un parti politique. non ay Sénégalais lañ ginnaaw parti politique man fi may wax nii waxuma Pastef dama ne. parce que li nga wax ni politique non dama ne du politique Hadj Malick nee nañ jël nañ sa juróom-benn fukk ak juróom milliards. jënd ci ceeb ak dawlin ak suukar séddale ko sénégalais yi. mais joxe nañ ko xanaa bu ñu paree dinañ ñu wax ni juróom fii lañ ko jaarale. nii lañ ko joxee mu leer. Mansour Faye li mu daan def lu mu tudd. bañ ko convoqué def na du dem. ah bon yaa ko fi dégg. mais il a expliqué quand même. lam def na du dem déet expliqué wul de ba léegi nee naa la ba léegi nit mënu laa wax à part ñoom kenn mënu laa wax ni fii lañ jaarale xaalis boobu encore une fois. gis nga am réew. bu fekkente ne bëgg nga réew mi defar ko rek tax laa jóg wax fa dëgg yàlla waroo sax xaar ñu naan la leeralal ni ngay doxalee leeralal nangam ak nangam gis nga maa ngi ko doon wax sànq nga dagg ma li tax ma la doon wax ne nañu jël programme jot na parce que Pastef ci wàllum programme ak ci wàllum wut xaalis ak ci wàllum
nu ñuy politiquer du loo xamante ne ni El Malick Ndiaye mooy tëju ak Ousmane Sonko ne nañ def nii nañ def nii. déedéet ñëpp ciy dugg mi programme beeg mi yëpp looloo tax day nekk loo xam ne askan wee defaral boppam li mu bëgg mais du ñaari nit ñetti nit ñoo tëju wala comme plan Sénégal émergent dem fay ay étranger ñu defaral la plan bu war a développer sa dëkk yow. encore une fois foofu la problème bi nekk looloo tax sénégalais yi gis seen bopp ci Pastef gis seen bopp ci ñi ñuy doxalee ba boo leen waxee ne projet bi kat fi mu toll nii dañoo bëgg a wër Sénégal waxtaan ak sénégalais yi gën a taataan seen ay jafe-jafe seen ay bëgg-bëgg parce que ñoom ñoo la gën a xam seen i jafe-jafe waaye ñoo la gën a xam aussi li mën a saafara seen i jafe-jafe askan wi. ñun dañoo yaakaar ne dañoo toog xëy na ci banc tubaab nangam sangam rek que ñun ñoo xam lépp déedéet askan wi ñoo la mën a jox solution bi ngeen mën a soppee seenu nekkalin ñu ne nag pour ñu dem di waxtaan ak askan woowu dina am as tuut lu mu soxla ne serait-ce que di déplacé wu di am carburant di nangam donc su ngeen ci gisee seen bopp booloo leen dajaloo participer. ay sénégalais yu nekk fii participer. ay sénégalais yu nekk ci diaspora bi participer. ana problème ba. waaw d'accord yëpp xam nañ fi problème bi ne ndax dañ leen interpellé woon par le ministère de l'intérieur d'accord loolu daan ci dikkaat parce que gars yi nee nañ c'était illégitime anti-loyal. bon bañ ko waxee anti-légal dañ leen a génneel li Macky Sall waxoon rek ne sama caution bi diaspora bee ko fay les sénégalais de l'étranger jeex na. ngeen marché niil dit loolu nga ma bëgg wax marché niil parce que lu jaadu la yow sénégalais yi ñoom nee nañ sénégalais yi dañuy voter yi nekk ci diaspora bi ay sénégalais lañu dañuy sax am député léegi. ne mooy 15e région waa sénégalais yooyu nga ne la amuñu droit ñoom participer ci seen doxalinu parti wala seen doxalinu réew. xëy na étranger lañ doon wax waaw bon léegi. waaw d'accord léegi yéen sax est-ce que da ngeen bokk ci élection yi di ñëw incha allah. amul élection bi am Sénégal te duñ ci bokk. gars yi seen da ngeen nekk ci guddi gu setagul di man gis naa fii ay ministres yu ne. ci ñan la setul ñun de suñu lépp a leer lépp a set. bu leen justice bi jàppee nag. du leen àtte procès bi du ngeen ci dem bu fekkee da nga xam ne leen téyam déet. xam nga loolu koo xamante ne dégg naa gars yi di ko wax de naan bàyyi leen rek suñ kii ba àtte procès bi nañ ci kase bi niip faf nag àddina. loolu ñoom ak sénégalais yi xam nga. wóorul de. non déglu rek dama ne Macky Sall moo la gën a xam fukki téeméeri yoon ke ni bu ñu fi dund gi bàyyee rek. Sénégal yàlla bàyyi ñu fi dinañ bokk local bokk législative. bokk 2024. bu justice tegee loxoom ci yéen. déggoo li ma la wax dafa amul lu toll ni tarfatul ay ni loo xam ne mën nañoo teree nekk candidat parce que suñu lépp leer. En ce moment vous êtes inculpé hein? Non déggoo li ma la wax non on n'est pas inculpé. Pour le moment. Non on n'est pas inculpé on nous a accusé on n'est pas inculpé. xam nga la may non ñoom député oui xam nga tey moom c'est très simple. saa yu ñu xëyee man suba mën nañu xëy ne ma Malick nangam gis nañ nga def transfert u xaalis diw ak diw kaay ñu jàpp la après dem wuti preuve man kaat yi kenn mucc ci gis nga réew mu amul yoon kenn mucc ci journaliste da ngay def journal pare ñu ne la yaa wax li waroo ko wax kaay jàpp tëj réew mu amul yoon moom kenn mucc ci mais li ma bëgg a xamal li ma la bëgg a wax te xamal la ko xamal ko sénégalais yi mooy mbir mi dafa dépassé président Ousmane Sonko yëf yi projet la boo xamante ne ni projet wu Sénégal le salut du Sénégal maanaam Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bëgg moom la Sénégalais yi bëgg projet boobu képp ku ko bëgg a gàntal yaag askan wi la te yaakaar naa ne li xew bu yàggul wane na ko. d'accord waaw loolu wax wolof la waaye El Hadj Malick d'accord parce que am na juróom fukki minutes yi ma soxla woon ci yow am na solo trop léegi looy tëjee. li may tëjee de mooy di delluwaat rek. di nuyuwaat ak di jaajëfal waa Jolof ginnaaw bi ma jaajëfalee waa Sénégal yépp waaye nag Jolof. fief APR la. ban fief APR. Jolof yow Jolof ak Linguère googu ña fa nekk lu nga leen mënal. non xam nga. xanaa lu ma yëgul waaye day bala ngeen fa am dara day. xam nga boo xëyaatee fan yii. bu ngeen amee jot demaat leen Jolof la woon ni na de. ah bon waaw kon nag gars yi yéen a ko déggandoo. waaw la woon ni na. te yaakaar naa ne ñoom bu ñu amee fit daal nañu gaawtu rek organiser élection locale yi. loolu lañ leen di wax nañ respecté calendrier républicain bi li tax bëgguñu organiser. c'est déjà reporté loolu kay. lu tax bëgguñu ko organiser di daw dañoo xam ne fépp seen nattukaay yëpp yi ñu def yëpp. ñoom nee nañ pare nañ de. bu ñu paree nañu organiser yow xam nga tamit nag pare naa ba pare nangu woo organiser 2021 bii nañ ci organiser local
2022 ñu organiser législative bu boobaa 2022 ba 2024 li ñuy wax cohabitation mooy am Sénégal maanaam nguur goo xamante ne ni ku jég politique moo la ëpp doole ci biir assemblée nationale bi moo la ëpp doole ci collectivité territoriale collectivité locale donc encore une fois yow li nga ni mbaa du ngeen am mbettaange waaw mbettaange mënu cee am baax na tamit ku nekk xam nga li nga liggéey d'accord donc encore une fois may sant sénégalais yi di jaajëfal di massawu njabootu ñi nga xam ne ñoom ñoo ci am ñu wàññeeku ak mbooleem ñi nga xamante ne ni tamit jëlee nañ ay gaañu ci yëf yi di fàttali rek ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi tey nañu xam ni am na ñu ko yoroon avant ñoom dem ñoom ñu yor ko tey suba dina am ñeneen ñu ko yor ginnaaw suba dina am ñeneen ñu ko yor nañu fexe ba li leen des rekk waay ñu góorgóorlu ci jéem a dabu ci soxlaay askan wi waaye bàyyi ñu lu mu bon réewum jàmm bi nga xam ne moom lañ fi fekk nañ ñu ko bàyyil ni mu mel bu ñu ko yokkul jàmm jooju bu ñu ko yàq te seen discours yooyu ñuy tenir muy Malick Sall muy Aïssata Tall Sall muy seen journaliste boobu noonu may bañ a tudd turam ak ñeneen nañ lemaat seen discours yooyu dugal ci seen poche te xam ne askan wi yeewu nañ xam nga ngay jiitewu askan yaakaar ne yaa leen gën a yeewu fekk askan wi la gën a yeewu téeméer junni yoon te li xew bu yàggul dara wane na ko encore une fois ñu ngi leen di ñaanal yàlla dellu seen xel ñu mën a dabu jéem a li leen dese ñu rafetal organiser ay élections yi leer ñu jëlaat suñu réew defar ko ndax loolu la ñu am di sant sénégalais yëpp. jërëjëf El Hadj Malick Ndiaye mi yore wàllu communication ci parti Pastef bu Ousmane Sonko ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi di doon dégg itam ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm incha allah beneen dimanche daañu dikkaat ci beneen gan wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf wasalaam merci beaucoup merci.